Madina ana ku ne woon réew mi benn lama turbine yéene kaay ne ko déet fi mu ne kay fukki lam la ak juróom ñaar yu ñu toftali xànjar yëngu-yëngu yu bari moo am ci réew mi yéene kaay bi dee média daal di may xamal ne ñay liggéey ci hydrocarbure di ay bénévole ñoo nekk nag ci yëngu-yëngu soo moytuwul nag essence ak lépp lu mu làngool dana manqué ci réew mi laas yéene kaay ne ma fu nu jëm ASPD ñoom i daal dina ñuy soobu ci ñetti fan yoo xam ne dañuy banque seenu loxo duñu liggéey dañuy gréew laas ne ma SAEMS ak CUSEMS ñoom it moyen secondaire bi la ñuy daal di gàntal njàng du fa am ni ki ëllëg l'info yéene kaay ne ma CBAO ñoom liggéeykat yi it xam ne nan ni daañu soobu ci gréew ndax salaire yoo xam ne tuuti na ba jéggi dayoo rax ci dolli nag ñu leen di exploité ci façon boo xam ni mar day taali libération yéene kaay mel ni ku naan maan waxtu woowu nga xam ne suñuy ñoon ñàkk nañ suñuy doomi réew ba am ay jafe-jafey salaire ba gréew tàmbali ñoo tongalati ci réew mi yéene kaay bi ne ma Veritas moom mi ngi toog ci boppuk réew mi boo leen ko xamulee libération ni ma mooy ñi nga xam ne ñooy exploité centre contrôle technique ak administratif bu wote yi ñoom na koppar gi nga xam ne li muy dugg ci ñoom mar day taali bari na ba transporteur yi di ko kaas ndekete Sénégal lekku ci dërëm yéene kaay bi ne ma scandale bu rëy ngi nii 2017 ak tey Sénégal lekkul dërëm ci exploitation bi ñuy def ci contrôle technique yeeg yeneen Veritas daal dafa toog moom nguufaan ci suñu xaalisum réew suñuy doomu réew di ko versé muy versé ji réewam l'exclusive yéene kaay xamal ma ne kay versé boppam nag Mary Teuw Niane xamal ma ne du kenn ku dul Mansour Faye moom professeur candidat ci mairie bu Saint-Louis ne Mansour Faye bëri nay kër Mansour Faye bëri nay woto de luxe Mansour Faye mi ngeek ay milliards ci loo xam ne taf-taf la ko am Mary Teuw Niane ne moo ne day 2012 kenn mënul woon xam lan la Mansour Faye doon liggéey Mary Teuw ne sénégalais yi attention nañu xool bu baax a baax ñan la ñuy woteel dénk leen suñuy alal le quotidien ne Sigi Coor moom ña koy xëccoo ñi ngi ci werante ak teesante gu mitti muy Abdoulaye Baldé ak Seydou Sané ku nekk ma ngay dal nag ci kaw Ousmane Sonko moo taxaw ne bu sañoon Casamance am kopparuk boppam Abdoulaye Baldé mel ni ku naan ko waxi doof ndax Sonko yow mii lii ngay wax nii ñàkk xam dafa mel ni moo ko waral Bassirou Diomaye Faye xamal leen ni yow Seydou Sané ak Abdoulaye Baldé seen programme ci kaw Ousmane Sonko du lenn lu dul ay saaga ki xaste source aane ma local yi du yomb de ndax ca Daaru Rahman ay ñooñu Modou Diagne Fada ak i ndaw ñoo fa doon xeexoo ba am na ca ñu ami gaañu Ansoumana Dione ci 24 heures yéene kaay na jaru ko de suñuy yitte rek boo leen jëlee suñuy yitte def ko seeni yos ñu woteel leen lu ko mooy laa ni la dul leen sànni lu xob xoolal ma rek situation bu ndakaaru bi foo tourné yaa ngi gis borom xel yu matul yi ñuy wër te moo ne day yàgg naa wax man Ansoumana Dione ne ministère de la santé bu jógoon ci lii jël ñiy taxawaalu ci mbedd yi fat leen toppatoo leen seeni mbokk seeni xel dina dal te kenn du gisati kenn ci mbedd yi waaye defu ko tey jii mu taxaw na ñun ndakaaru nañ ko woteel te waxtu woowu la nga xam ne mooy ñangal suñu capital defu ca lenn ñoo bañ keneen ku bëgg nekk maire bu ndakaaru turbine yéene kaay ne ma mooy Pape Diop ma nga woon ca sendu ca diwaanu Tëngéej waaye foofee candidat bu bokk gis-gis dafa tagg soxna yi ba mar day taali xamal leen ni fu góor yegg tey jigéen a jàpp ca combat ba moo tax mu xamal leen ni dinaa leen jàppale ba ngeen mënal seen bopp demal seen cëggal guy la ko dalee Bargny Diamniadio Tëngéej Minam yéen ba tubaab jalaaw Pape Diop ne leen bokk gis-gis dina ànd ak yéen source aane ma yooyu la élection locale des opposition bi nar nañ cee dund jaxan na ma ndax ëttu attekaay bu kawe bi ñaar fukk ak juróom yeneen ciy dossier daal dina ciy wax waaye ci dossier yooyee benn dong la ci opposition gagné ñaar fukk ak ñeent yëpp dañu ne du jàll tribune yéene kaay ne lii xe neexul benn yoon ci élection locale yi ñu dëgmal ndax nag liste yi ñu écarté bari na lool fichier bi ñiy bokk ci élection bi umpale nañ ci lu bari ndax ci dolli ñu am ministre de l'intérieur boo xam ne day wax préfet yi ne leen dem leen ci cour de cassation ngeen lankal gaa yi opposition bi seeni liste ay carte d'identité yu yàgg ñu récupérer leen te kenn xamul fa mu jëm bari na ci loo xam ni jamono ji turbine ne ma ngay fas yéene xajamal élection locale yi moo taxit Alassane Sall ci turbine yéene kaay ma ngay xamle ni situation politique bu réewum Sénégal gàcceel nañu gannaaw ñaari alternance ñu jàppoon ni réew mi dina soppi xar kanamam ci wàllu politique ñu daal di màgg tuuti amuk maturité waaye furaas daal di xidéem Sénégal fa mu jógoon ci ñàkk yeewu ci wàllu politique fa la nekk ba tey xeexoo geeg tamante gi xastante geeg waxante lu ñaaw gi waaye tam càcc geeg luubal gi ba tey mi ngi ci réew mi jógu fi boobu 24 heures yéeni kaay jox kàddu Mamadou Lamine Diallo mu xamal ñu ne ña ngay bég di tex-texi ca teer ba waaye bori kese la at wu yàlla sàkk Sénégal war na ci verser juróom fukki milliards turbine yéeni kaay ne ma dem ak dikk ci réew mi cak-cak yi yombaloon nañ ko rawatina ci Ndakaaru waaye gouverneur daf leen ko aaye cak-cak yi nee nañ duñ ko def tey duñ ko def ëllëg Ndakaaru kay fii la ñuy supporter di fi cak-cak ba mu neex réew mi quotidien ne ma cak-cak yee fipp ci kaw gouverneur critique ne ma port bu Ndaayaan ba ñu teg xeer wu njëkk woo barki déem boo njaay maire Popenguine Diass ak bu yéen ña ngi koy xëccoo daar booba Macky Sall Sud Quotidien xamal ma ni sunu gaynde yi dee la tal xamal na leen ni na coupe bi la ñu bëgg ngeen andil nu ko critique yéene kaay ne Macky Sall kay nee na leen dem leen ba jeex Tribune Sport xamal ma ne président Macky Sall nee na gaynde yi ab gaynde du bu xatte du daw ab gaynde du arrière ab gaynde dafay xeex dem ba jeex lu mu am jël le Témoin yéene kaay ne gaynde yi day démb demunu ca coupe d'Afrique ba ndax Covid 19 moo dugg ci seenug biir tax ba seen
seen roppalaan gii mënta dem yéene kaay bi ne ma diggante nag dajaloo gi ñu dajaloo woon di jëlub drapeau ak itam seen tambaambaalu ca teer ba lii moo leen jural covid ba Sud Quotidien ne ma Saliou Ciss Habib Diallo ak Loum Ndiaye ñoom ñoo am coronavirus moo tax gaynde yi demagunu Cameroun moom coronavirus day dafa soppi jikko soppi xarkanam turbine yéene kaay na ma Fluron OMS nee na ab jaxasoo la diggante coronavirus ak grippe maanaam xeetu sibbiru la boo xam ne covid 19 lay àndal mu lal ko ngemb ko réew mi Quotidien ne moo ne day ña ngay xam le ni pandémie bi dina jeex fi ak ñaari weer Dakar Times ne la ma la mën a xamal daal mooy képp koo xam ne yaa ngi am bopp buy metti sa yaram di jaxasoo boole ko yax yuy metti ngay saqat sa put gi di roñ-roñi jàppal ni yaa ngi ci diggante grippe ak coronavirus ak fi réew mi grippe beeg covid bi toll man dama ne ku grippe bul complice nga ci mbir mi ñuy jël matukaay yi te xam ni coronavirus ba tey mi ngi ci réew mi te day faat yendu leen ak waaw maay borom département ba de. waaw ok dafa leer ko ci loolu moom nekk maire commune bu Rufisque Ouest. loolu moom nekkatul lu ñuy wax. waaw Rufisque Ouest ñun suñu liste bi tabb nañ ma ko ba pare. dafa leer nañ. dafa leer wóor na Alioune Mar bi ñuy seetaan. waaw loolu moom liggéey bi rafet na foofu. voilà ay ca CAN Cameroun 2021 jour J-4 la ñu wax bu mel ni kon nag sunu gaynde jox nañu leen drapeau bi ba noppi soññu leen. waaw soññu leen nag bu baax a baax li démb na loolu nag kii di njiitum réew mi doon amal nag li ni mel ñaax nag gaynde yi ñu dem ba jeex ci terrain yi foofu ca Cameroun gis na ne daal Coupe d'Afrique bii la Sénégal nag bu ci góorgóorloo war na ko mën a indi fii te nag loolu sax moom mooy nag lu mu ne la yebbee ci teewaayu El Hadj Diène ak kii di Sadio Habibou Ka. doyal nañu sëkk ci quart de finale demi-finale ak finale dañoo war a dem ba jeex te daal di jëli CAN bi loolu mooy kàddu njiitum réew mi moom mi jàpp ne CAN bi suñu bas la. da ngeen taxawaayu gaynde nag du tiit du daw du dellu ginnaaw. ak lu mu metti il faut que ngeen ñafe ko reyante ko indil ñu coupe bi parce que mën ngeen ko li des rek mooy volonté bi ak. li ñu wax fight bi foog ngeen xeex nag foog mu metti foog ngeen jëli ko loolu rek mooy def différence bi. Cameroun nag naam dina metti waaye équipe bi pare na ngir relever bi les défis. dem ba jeex mais indi coupe bi. nous n'avons pas peur d'assumer cette ambition avec force pour dire que nous sommes prêts, Monsieur le Président. Et c'est à nous de matérialiser cette ambition de tout un peuple. capitaine bi di Kalidou Koulibaly xam na ne équipe bi sonn na ci xaar bi ndam li rek la ñu soxla. Nous allons au Cameroun avec notre implication et celle de la nation tout entière. Nous y allons avec beaucoup d'ambition et d'envie. Nous y allons avec la gagne pour emprunter le jargon du football et nous reviendrons avec la fierté de la mission accomplie, Monsieur le Président. Alfred Gomis ak Cheikhou Kouyaté fekke wuñu joxe drapeau bi ndax leen mbas mi laal wax nañ ni Ismaïla Sarr dina rejoindre groupe bi laata ñuy wutali tey jii ba fu sàmm. waaye bii waxuma final coupe la ñu wax. waaw coupe la ñu wax comme ni ko ndaw ñi di waxee ci terrain yi coupe la ñu bëgg en tout cas coupe la ñu bëgg mu mel ne nag boobu le message bi nga xam ne njiitum réew bi yëkkati na ko jagleel ko gaynde Sénégal yi ku ci mel ni Bamba Dieng ak kii di Pape Matar Sarr bi nga xam ne nag bii mooy seen première participation ci Coupe d'Afrique des Nations gis nañu ne nag li ni mel war na mën a nekk te ñoom ñi le dinañ dem ba jeex foofu ci Cameroun ñu teewlu seen kaddu ak kii di Sadio Habibou Ka ak El Hadj Diène. xam nañ ñu ngi ko dem rêvé depuis tout petit la et que dinañ def aussi lépp lu si war incha allah pour jëli lu Sénégal yëpp bëgg bu soobee yàlla muy coupe bi te incha allah loolu lañ bëgg dinañ si def lépp lu si war. ñun ñu ngi si bu baax de def nañ ko suñu xel bu baax te dama ñëw si foofu pour ñëw rek toog comme touriste dañuy dem pour dem jëli ndam li incha allah te moo ñu tax a jug te dinañ ko def bu soobee yàlla. yàlla rek a xam de mais yaakaar nañ ko daal incha allah. motivation la boo déggee discours am bi xam ni discours de motivation la quoi après nag li des mooy voilà ñu dem représenter dëkk bi te incha allah man am naa yaakaar que nañ ci indi ay résultats normal quoi après li des nag mooy voilà représenter dignement dëkk bi et voilà après yàlla baax na quoi. voilà te rêve la boo xamante ni ñëpp a ko bëgg a réaliser après si yàlla def ma koy participer tey du charge sax mais genre motivation la si man après voilà quoi. gannaaw bañ leen jébale nag raaya gi ni ki démb kon gaynde Sénégal yi ni ki tey nag la ñu fas yéene
wutali foofu ca Bafoussam ca Cameroun fi nga xam ne nag mooy seen nag dalluwaay kon jàppale nag li ko waral bokk na ci ay cas yu Covid-19 ñu nag constaté ci équipe nationale bu Sénégal muy kii di Mamadou Loum Ndiaye Saliou Ciss ak Habib Diallo waaye teewul nag staff médical bi jël nañ nag matuwaay war yëpp ngir ñoom ñi nag ñu mën a nag mettre leen en quarantaine di fàttali nag ne délégation kon sénégalaise bi tey jii la war a wutali foofu ca Cameroun Ismaïla Sarr Boulaye Dia ak Alfred Gomis ñoom wutu nañ nag équipe nationale bi ni ki démb ci guddi liste Sénégal yi nag jóge na ci ñaar fukk ak juróom-ñaar dem ci ñaar fukk ak juróom-ñett comme ni ko Kaafa fësale ndaxte kii di nag Alioune Badara Fati nekk gardien de but bu Casa Sport finalement moom nag bokk na ci liste Aliou Cissé boobule. vice-champion d'Afrique Sénégal moom mooy favori poule B. waaw mooy favori poule B Sénégal nag am taxawaay gu am solo bu ñu seetloo nag ci 3 dernières années yi taxawaayam ci classement FIFA waaye ci benn wet ga Guinée bi nga xam ne bokk na ci poule bi bokk na nag ci tamit équipe bi nga xam ne jàpp nañu ne war nañ mën a génn ci poule B boobule ànd ci ak Zimbabwe espoir bi daal ci boobule nag poule muy le petit poussé mooy Malawi ci leeral ak Soxna Fall. mu final lu ñu dóor ko atum 2019 ci kanam Algérie ci CAN Égypte ba Sénégal bokk ci équipe bi ni xaar ci Coupe d'Afrique bi lee gaynde yi nag yàgg lool ci classement FIFA bi fanweer ak juróom-benni weer mu di ab record ak régularité gun foo wane moo tax leneen lu dul titre bi rek day doon ak lajjite bu dee Guinée moom liggéey bu rëy mi ngi koy xaar ñu éliminé woon ko ci 8e de finale te algérien yi mujjee jëndam li defoon ko série nationale bi mel ne noppi na moom itam ngir qualifié ànd ci ak Sénégal moo tax Naby Keita moom saari équipe guinéenne bi dina am ñu ko épaulé loolu waral sélectionneur bi Kaba Diawara daal di misé wu ci ay ndaw ñooñee sax la convoqué Zimbabwe di participer ci 5e Coupe d'Afrique des Nations wam dernière victoire bi mu am ci phase de finale mi ngi nekkoon ci atum 2006 seen diggante ak Ghana ñaari bal ci benn la ko daanoon ci noonu campagne 2017 ak 2019 yi neexul woon benn yoon ci ñoom Zimbabwe dina rek jéem kem kàttanam ngir génn ci poulam muy bu njëkk ci histoire am keneen ki moo di Malawi moom la ñu dippee le petit poussé bu poule B bi meilleur résultat am ci Coupe d'Afrique des Nations mooy premier tour atum 1984 ak 2010 pays d'Afrique australe bi di participer ci 3e édition am ci wàllu Coupe d'Afrique des Nations. jaajëf Soxna Fall ñu waxtaanee ko ne stade municipal El Hadji Moustapha Niang bu Tivaouane mu mel ni kon jamono ji ñu ngay lal gazon synthétique ba. waaw président zone 1B kon bu Tivaouane moo nag dalloo lii jëm ci wàllum nag gazon synthétique bi foofu nag ca diwaanu Tivaouane lii nag dina tax nag ba ñoom ñi le équipe yi nga xam ne ñoo nekk ci boobule gox di Tivaouane nag mun na nag amal foofu bu rafet nit ki noonu tamit gën a nag yaatal li ni mel gannaaw ba ñu dalloo yooyu le gazon synthétique dañ ciy teewlu Mamar Dia ci micro Mbaytal Xumo. tey dañu ñëw fii pour réception pelouse synthétique bi nga xam ni moo nekkoon le rêve de toute une jeunesse de Tivaouane donc ñoo ngi remercier monsieur Diagne Sy Mbengue bi nga xam ni si magistère am lañu acquérir lii daf ñuy arranger en quelque sorte parce que am nañu benn équipe boo xam ni c'est l'équipe fanion de la commune muy l'ASC Les Damel souvent day compétir fii di entraîner fii ci suuf bi mais su génnee dans les autres rencontres day dem ci gazon synthétique bi ñu am ay problème pour vraiment étendre notre jeu mais toutefois que ñu am lii au moins ça va nous permettre que ne serait-ce que bu fekkee 1 à 2 fois ñu koy entraîner dans la semaine ci pelouse bi dina mën a adapté wu bu ñu génnee mën a concurrence ak sunu adversaires yi sur d'autres pelouses donc ñoo ngi koy wax daal un grand merci. ñu waxtaanee kon ndam li nga xam ne rek am na ko ci kaw Balla Gaye 2 Bombardier da doon amal ab caravane sa Mbour. waaw ca diwaanu nag Malicounda la njëkkee nag boobule caravane Bombardier kon jàppale nag askanu nag Malicounda yëpp ni ko doon tamit kii di maire bi ñoo ko dalal foofu ca Malicounda te taggal ko gannaaw ndam lu am ci kii di Balla Gaye 2 kon ñu teewlu kàddu ko Bombardier ak Alioune Badara Sonko. Maguette Sène dafa am lu ñu waxante woon man ak moom ku ne xam ne ni combat dañ ko njëkk a jàpp. ba mu des 3 jours ñu reporté combat bi mais ak sàmm kàddoom moom ak dëggu gi nekk ci moom mu ne dafa am lu may bëggoon a jàppale ci combat bi. drapeau bi may bëre ji tey muy drapeau El Hadj Mansour Mbaye le 1er janvier incha allah rabbi dinaa ko gagné incha allah te sama première sortie yow laa koy indi incha allah rabbi. moo tax léegi bi ma ñëwee gàttadu si buntu dëkk bi. ma jël drapeau bi teg ko ci loxoom ne ko lii promesse la boo xam ni man ak yow la promesse est une dette lii dama ko digoon ne ko drapeau bi dinaa ko jël te sama première sortie yow laa koy indil te def na waaw
doon teewlu kooku di Bombardier gannaaw nag ndam lu mu amoon ci kaw kii di Balla Gaye 2 teewoon foofu ca diwaanu Malicounda kon Mambay fii la ñu ndar képp lépp lu jëm ci wàllu xibaaru tàggat yaram ñu doxante dig daje rek bu 12h jotee ci Zik FM ak kii di Birame Ndiaye Touré 13h ak El Hadji Mouhamadou Mansour Diop. jaajëf borom jàmm si Cheikh Dougar. kon ça c'est le grand-mère. mu ngoog si 89.7 Zik FM ngeen ànd ak moom suñu jotaay xibaar lépp li ngeen di teewoo ci wàllu tàggat yaram moo leen koy jox ñu dalal Mantoulaye ci bunde bi juumuma. bii de moom